Nous avons récupéré nos forages et nous les gérons très bien. Les populations ont ressenti une nette amélioration et viennent s'acquitter de leurs factures, ce qui nous permet de payer nos charges. Et pendant tout ce temps, le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, en l'occurrence Ibrahima Ndaw, chante partout que les forages de Mboro ont des problèmes, se sont effondrés et traversent des difficultés sans précédent. Ce qui est totalement contraire à la réalité. Les forages, nous les gérons très bien et nous parvenons s'acquitter de la dette de plus de 57 millions que nous a laissé la société Aquatech. Nous avons mis une acompte de plus de 28 millions avec nos factures d'électricité mensuelles. Mais nous traversons aussi pas mal de difficultés avec la Sénélec qui nous a installé tout récemment un compteur intelligent qui a doublé nos factures, ce qui nous mettra en difficulté de payer nos factures d'électricité. Le sous-préfet chante partout que les forages vont retourner aux mains d'Aquatech qui a une gestion purement nébuleuse, désastreuse et archaïque, qui nous a laissé la dette de plus de 57 millions. Ce qui est totalement contraire à la volonté du président de la République qui a ordonné le ministre de l'Hydraulique à une concertation parfaite avec les populations et les acteurs de l'eau, en l'occurrence la société concessionnaire. Actuellement, ce que nous voulons, c'est de rencontrer les autorités administratives, à savoir le ministre de l'eau ou bien le directeur de l'OFOR pour discuter de la question. Auzubillahi mina seytaani rajim, bismillahi rahmani rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salim. Man la Adja Aïda Fall bokk ci communication Aquatech dégage. Ñu teew fii tey rek di wax ni Aquatech bu defoon lu baax duñ ko fi jëlee. Bañ ko fi jëlee nag la sunu doom yi taxaw loolu leer na ñëpp. Ñoom ñu daw tëj forage yi bëgg Mboro dee sunu doom yi taxawal Aquatech dégage ñooy doxal mu ngi dox comme ni ñu ko waxee mu ngi dox ñu ngi fay Sénélec ndox maa ngi daw ci kër yi ñu ngi installé ndox yi ci kër yi ku ko weddi nga ñëw vérifier ici à Mboro mais li ñuy dégg dëgg-dëgg yi ñuy am ñu naan forage yu Mboro yi màbb na comme ni mu ko waxee le sous-préfet ak waa Aquatech yi di wër di wax ay forage yu Mboro yi màbb na ak waa Mboro ngi ci ay jafe-jafe mais loolu mënuñu ko gëm amul ñun ñu ngi F1 lañ toog nii te bu ngeen fiy jógee di ngeen dem F2 ngeen xool ndax boobu forage màbb na wala déet benn forage màbbul Mboro ndox maa ngi daw 5-5 ñu ngi doxal Sénélec nag indi nañu ay compteur intelligent fu ñu daan fay 3 millions doublé na ko yooyu yëpp ay galgal la waaye ñun dañoo gëm ni Mboro dafa war a am ndox ñun ñooy taxaw suñu taxawaay man en tant que jigéen maa fi taxawal jigéen ñi ndax problème ndox bu amee jigéen ñi ñoo koy gën a ressentir damay wax ne Mboro gu amul ndox gi moo fiy jeex taxaw nañu suñu taxawaay te dañuy régler problème bi bañuñu ci dara heure bu fi ñëwee même jour du Tabaski bu fi ñëwoon dinañ jéggi xar yi dem defante ak moom comme nañ ko defoon caabi yi dootul dellu ci loxo Aquatech suñu doom yii ñooy doxal kon état na jël ay responsabilités am boole ñoog le ministre de l'hydraulique comme ni ko Asmalik waxee boole ñoog OFOR nañu ñëw jël seen i responsabilités parce que les autorités qui sont là bëgguñu ñoo recevoir bu ñu leen ne ñu toog ak yéen ñu ne duñu toog ak ñun le maire ñoo ñëpp soxlawu ñoo wax ak ñun mais l'état na jël ses responsabilités parce que kii problème bu sérieux la problème mu ndox la problème de vie la dund la ak dee ku naanul dee te ñun daf ñu ko jaral donc ñoo ngi wax fii ni donc problème mu ndoxu Mboro ñoo ngi waxaat le président Macky Sall di ko waxaat soxnaam Marème Faye Sall di sunu naatagoo jigéen nañ ci taxaw c'est un problème très sérieux depuis 7 mois sunu doom yaa ngi doxal macha allah laaw la cet yal na leen yàlla fal cet mu ngi dox normal mais bu ñu yàq di wër di wax loo xam ne li amul jaaduwul nit day wax dëgg te yàlla tax benn forage màbbul Mboro yéen bala ngeen fee génn na ngeen xool bii xool bële na ngeen dem ci kër yi ngeen ubbi robinet yi robinet bu ngeen ubbi mu ngi sotti caabi yi moom sunu kii lañ ci teg
loolu moom mooy wax bu gàtt bi ñun duñu jël caabi yi 7 mois après ñu koy nanguwaat di ko jox Aquatech mu ñuy mbugal ñun duñu nangu Aquatech di ñu mbugalaat fii xanaa keneen te keneen ku fi ñëwit dañ lay jox suñuy condition incha allah foofu la suñu fayda toll ak suñu fulla fii mooy Mboro waaw ñun ndox mi moom daf ñuy jaral lu ne. léegi yéen lan ngeen bëgg tey lan ngeen bëgg. li ñu bëgg mooy tuuma jooju ñu weddi ko amul wax boobu ñuy wër di wax naan forage Mboro ya màbb nag waa Mboro gi ci jafe-jafe mais loolu amul loolu la ñu bëgg mu leer que ne amul nañu wax dëgg te yàlla tax les forages de Mboro macha allah sont en bon état ndox maa ngi daw ñu ngi def branchement yi kër yaa ku ne yaa ngi ciy gis sa bopp ku ubbi sa robinet mu sotti laaw la cat suñu njaboot gi nañ leen ñaanal sant yàlla te wax état mu ñëw jël taxaw jël ses responsabilités ndax moom moo war a ñëw taxaw moom la ñuy xaar mu ñëw jël ses responsabilités. bëgg ngeen benn waxtaan boo xam si ñoom bëgg nañu waxtaan taxawal comité de gestion communal ñun loolu lañ bëgg fii am fi kenn ku toog ku soxlaa téye ndox mi ñi ñëpp ku nekk yaa ngi ak sa liggéey ñun dañoo bëgg état ñëw taxaw l'Aquatech est une équipe qui ne gagne pas une équipe qui ne gagne pas on la change duñ ko fi bàyyi mu di ñu rey bu doxaloon duñ ko fi jëlee ndax biñ ko fiy teg kenn newul déet foofu la ñuy waxee kon weddi nañu tuuma gi ba mu jeex ku dégg ne forage Mboro yaa ngay mab xamal ne loolu amul tey amul ëllëg benn forage mabbu fi ndox maa ngi daw 5-5 ñu ngi fay Senelec ndox maa ngi daw ci kër yi ñoo ngi sant yàlla bu baax bu dollee ñu jël leen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah Mamadou Diop Ndawa di conseil technique ci mouvement bi Aquatech dégage di seen doyen moo ci sànni indi ci ay leeral tuuti rek par rapport ak liñ fi wax nii ne dafa am ñuy wër di wax ni forage Mboro yi dañu màbb ba fu mu nekk nii doxatuñu mënatuñu dem ñi ngi seet nuñu jeter éponge loolu amul ñoom dañ ko doon wax rek pour ay nit ñu bëggoon a nax pour jël seen forage fu mel ne ay jogo gi ñu demee wax ko fa seen forage la ñu bëggoon a jël rek ñooñu xaw a opposé parce que xam nañ ni ñii dañ leen dàq foofu fépp Aquatech fépp la am problème ñu ñëw nag yaakaar ni ñii xëy na xamaguñu lu xew ñu leen voilà Mboro gi ngeen di may doole parce que loolu c'est pas la première fois ñu waxee ko jogo wax nañ ko Taïba Ndiaye mais xamuñu Taïba Ndiaye ak Mboro benn la quoi ñu leen waa Mboro ñoom ñi ngi joxe seen bos ñooñu jot ñu wax leen ñun xamoon nañu moo tax ñu opposé ñun dañuy jël suñu forage bañ demee jogo tam loolu lañ fa wax loolu ñoom presque moom mooy slogan la bu ñuy doxee pour ji ko jëmal nangoo yenn forage yi mais Mboro moom mi ngi fa mu nekkoon yàlla def la dañuy def ay avancées sax yu am solo parce que depuis plus de 7 mois ñoo ngi dem di fay Senelec sax man xëy na man du ma gaaw a bokk ci ñi nga xam ne ni damay jàpp ni xëy na ñoom dañu xeex parce que tamit bi méttee ba métti ñooñu nangoo def li ñu liggéey ak ñoom ñu ñëw ñu gàll ñu bor bi ni bu ngeen ko mënee gàll ñu jox leen courant te bu ñu jox leen courant kon nag ni amuñu ndox mu ñu joxe quoi kon loolu man du ma leen gaaw a reprocher quoi que ce soit mais li am ba des daal man li ma gëm te gëm ko waa Mboro nañu ñëw arrêté ci xeepe te xam ne lii ñun dañ koy def ngir yàlla mais kenn wutu ci dara yàlla dox na presque ñun bi ñu jëlee affaire bi ñi fi nekkoon rek lañ fi indiwaat parce que ñi Aquatech doon utiliser parce que ñun mais lan la mais équipe bi gestion bi rek moo ci am solo lu ne am nañ ko koy gérer koo xam ne mun na il est à la hauteur mën na ko muy caissière yi di gérant bi di conducteurs yi di plombier yi di releveurs yi ñëpp am nañ leen ñoo fi nekkoon kon ñun ñu ngi doxal ñi fi nekk nii di coordonnateur bi presque li mu ci man gars yi fi nekkoon sax presque daawuñu koy def ñi ngi fiis ñëpp ay nit la ñoo xam ne ni ku leen gis xam ne dañu am volonté mais wutuñu ci dara dañu jëf sax seen alal man yenn saa yi ma dem ci foo xam ne nii presque da ngay waaru dina ma am lu ma ci mais jaral na ma lépp loolu kon ñi wër di yàq wala ñi wër di leen manqué naan bu ñu fay bu fekkee dañoo jékkul nañ ni jékkuñu pour mën a fay mais buñ taafentaloo ni amuñu légalité wala dañu illégitime yooyu ay wax la rek ñun incha allah lii ñuy def nii am nañ ci fit te xam nañu ñun li ma wértéwoon le président est avec nous parce que Macky Sall li mu ñu waxoon ñun ci loolu la ñu nekk parce que Macky Sall moo waxoon ni forage yi am na yoo xam ne bu ñu demee dañ koy delloo seen i borom mooy forage yi nga xam ne dañ ko yoroon di doxal wax dëgg yàlla mu jaar yoon amuñu benn problème ñu ñëw bëggoon mu gën a baax ñu jox ko ay concessionnaires yoo xam ne dañoo bëggoon bu ñu ñëwee mu gën a baax foofu ñooñu dem non seulement joxatul mais fayuñu sax Senelec ba leen amee li bor ba pare nag bu yàqoo sax duñ defar ñooñu moom wax dëgg yàlla bu ñu demee dañ koy delloo ñooñu ñun boobu lañ xam ne ñun apte nañu ba pare parce que ñun ci ñooñu lañ bokk ñun waa Agifor yi fi nekkoon avant Aquatech di ñëw dañ fay liggéey bàyyi fi ba fond 23 millions bi Aquatech ñëwee yoxoo jël ko non seulement yàq na liggéey bi yëpp saboté na ouvrage bi yëpp mais xaalis bi sax jël na ci ba pare defu fi dara
ñun kon bu ñu ñëwaatee reconduire affaire yi ba muy dox ba yàlla dogal muy dox na mu war a doxee kon bu ñu waxee ni bu kon ñun président man gëm naa ni li ñuy def nii moom xam naa ni bu ñëwee dina xam ne ñun ñoo ngi ci ñoom waxoon ni ñoom ñi ngi doon doxal ñu yàqal leen ba ñëw di doxalaat ñooñu bu ñëwee dañ leen koy delloo moo tax ñoom ñoo xamul rek ne dañoo fay mais dinañ fay ñoom ñëpp parce que président lii mu mujjee su fekkente ne la ma waxoon def na ko ñun dañuy valider rek ñu continuer te boobaa lu fi waaye amoon di nga ko fay ba yéen waa Mboro ñii yéeg ne dañuy opposé ndax problème mu ni dañuy xeex ba duñu fay nañu xam ni dina leen coûter cher parce que bis bu ñëwee ba valider ko même bu dee ñun dañoo dem ñi fi nekkoon dañ leen jël leen seen rappel seen facture yëpp bala ñoo am ndox dinañ fay ñëpp la ñuy fay ñoo ngi nekk ci pour le moment di boo gisee état de lieu yi pour bëgg fu bi nekk ñu xam ko bu fayee bu fayul tôt ou tard moom gaaw yeex dinañ ko fay loolu mooy li am parce que ñun ñoo ngi ci liggéey bi te yaakaar nuñ ci te lii ñuy def wóor na ni yàlla yi kese lañ ci boo gisee fi ñu jaar ñu jaar fa ñun bari nañu dëkk yi ñu wër yëpp ay ngol ak ay yëpp ay dëkk yu bëri ñoom bi ñu jëlee seen forage demuñu sax jéem a jaar ci yenn dem ci seeti les autorités dañoo boof rek ni ñoom ku leen fekk tam di nga leen fi bàyyi ñoom demuñu fenn ñu ne dañoo jaar fi ñu jaar a jaar dem ci sous préfet dem ci le maire dem ci préfet dem ba gouverneur dem ba groupe ñu ci war yëpp pour xam ne ñun ay nit ñi discipliné ñoo fi nekk ñoo xam ne nii xam nañ li ñuy def xam nañ fi seen si xeex bi ñu jéemee yàgg na te xeex jógul taaluñu pour defuñu dara te ñoo ngi def ay résultats ci loolu la ñuy continuer incha allah ba ñu officialiser ko kon ñi fayul ba yow fay te xam ne gaaw yeex dinañ fay ñoom ñëpp incha allah jërë ngeen jëf. maa représenté imam yi maa ngi leen di jot fenn fu nekk di jéem a seet ba xam ñoom nan la ñu gisee mbir yi nee nañu xale yi continuer leen te liggéey li ñu bëgg ñu ngi koy am kontaan nañu lépp a ngi dox fa tabarakallahu bu fekkee am ngeen ay difficulté ci seen i biir yéen a ko xam waaye ñoom li ñu seetlu mooy place yi nga xam ne ñu nga fay kii yëpp moom wax dëgg gisuñu fa njàmbat lu am solo gisuñu fa njàmbat kon nag loolu yal na continuer ak jàmm ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi wax ni fi ngeen teg seen tànk bu leen ko teggi na ngeen fexe nag ba jubóog autorité yi ci yëpp ba nga xam ne da ngeen mën a ndegam bu fekkee da ngeen a am yu ngeen manqué it na leen ko autorité yi accepteel ngeen daal di koy complété liggéey bi mën a dox waaye ñoom daal gis ngeen yéen nga gis léegi ñu ngi may woo fu ma toll ñu ngi may woo naan la ñu ngi ci seen gannaaw léegi ba may ñëw lañ ma ko wax fii waa daral gi fii nee nañu ñu ngi ci suñu seen gannaaw ñu ngi leen di encouragé bu baax liggéey bi rafet na nee na ñu ngeen continuer li ci des nag ñoom man maa xamal sama bopp ni li ngeen fi wax ni lépp dëgg la te itam jéem ngeen a jokk ay autorités yoo xam ne ñu ci mel ne monsieur le maire ñu ci mel ne sous préfet ñoom ñoo dem ba mu yàgg ñu ni dootuñu wax ak yéen loolu nag xamuñu luy sabab bi parce que nag ab dëkk ku fa nekk lay dimbali dëkk ba war ngaa mën a nangoo wax ak ñooña waaye su fekkee da nga ni rek ñii dañuy politique ñii dañuy nangam ñii gone yi réew lañu ñii nangam waaw moom lu ñu mën a xew ñoom dëkk bi ñoom ñu ngi am jàmm seen i mbir a ngi dox te nag ni ko soxna Aïda Fall waxee noonu la de ndox mi na ngeen xam ne imam yi bu ndox di manqué ñoom ñooy jëkk a jóg ndax xam ngeen ni ñoo jëkkoon a jógit nag ba ngeen fi masay woote fële ca Sidaati Aïdara gis ngeen ne imam yi nañu mobilisé woo jàpp ni Aquatech li ñu leen bëgg a yóbbee ñoom duñu ko nangu bu ñu gisee ngeen di xeex ñu taxaw ci seen gannaaw di leen ñaanal di leen dimbali moralement ñu ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp di ñaan autorités yi ci kaw daal nañu leen fekk si ci lii ngeen nekk lii mooy dëgg wasalaamualeykum. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu dellu si waat di leeral tuuti yéen waa Mboro yéen ñi ànd ci xeex bi di fay seen i facture di apprécier li ñuy def yéen ñëpp takku leen te baajal parce que nag dañ ne seytaane waxul dëgg mais yàq na mu xel xamuñu am na xamuñu amul mais wax nañ ñu ni keroog bi ñu jël suuf forage su jogo bi dem di leen nax ne waa Mboro seen forage màbb na dañ leen di waa Mboro jour tabaski lañ leen di bett nga xam ne duñ ko tal bay boo ngeen waajal ko nag xamuñu dinañ ko de xooluñu xëy na sax xam ñun duñ ñu bett bu ñëwee dañ fekk fa ndax lu ñu fekk dañ jéggi xar yi wàcc ko fa te xam ne ñun ndox mi moo ñu gën a yitteel xar yi ndax xar yi benn bés la te ko am sa xar moom tabaski nga ba pare la ca des moom bu soobee yàlla boo ko noosul ca bis ba tamit bu jàllee di nga ko noos waaye ndox mi moom bu boobaa buñ nee génn leen defee crière publique ni génn leen waa Mboro yéen ñëpp génn leen ñu jàkkaarloog ñoom parce que nag am na loo xam ne nii kenn doon ko seet ndax nëgëri daaw lañ def seen coupure 12 jours ba nga xam ne jour tabaski kenn amul ndox kon buñ ko waxee di bi yoon xel mën na cee teey waajal leen ko bu baax nag kenn ku ne na nga xam ne tabaski boo déggee ñu ni préfet sous préfet ñëw na fi wala benn autorité ñëw na fi def dara kuñ ni génnal na nga génn te xam ne nii ñoo ngi koy xaar loolu daal laa ni woon na ngeen ko bàyyee xel bu baax moo xam nag moom daal bu mu ñu bet man nag waxoon naa ko lu leer nee woon naa ko ñun dootoon jaral sonn duñ la tëru duñ la xaar heure bu la neexee ñëwal boo coupé ba ne bala ngaa egg mayoon bu ñu ko yëgee bu soobee yàlla dañ ñëw delluwaat dañ ko fi teg dañ ko fi jëlee
tegaat fi boo fi indee nag bataillon armé lëmm ñoo xam duñu xeex duñu sànni xeex dañ toog leen xaar rek di naan ta duñu fay heure bu ñun fi doon dëkk ñoom dëkkuñu heure bu ñu ñibbee ñu yëw jëlaat suñuy forage lii mooy wax ji. asalaamaaleykum waa askanu Mboro maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di jël kàddu gii may bëgg a wax nag di ko ndayale nag képp koo xamante ni jigéen nga nekk ci Mboro ndax bu ñuy xeex ndox daanaka jigéen moo ci ëppale kon may gën a ñaaxaat jigéeni Mboro yi ni dañoo taxawoon ni Mboro walwal te dara amu ci ñuy dox ba nag askanu Mboro waa seeni doom ñëw di indi Mboro walwal ñu dem ba bëgg a yàqal waa Mboro tax ñu naan forage Mboro bi dafa màbb forage yi dara sikku ci yépp a ngi ni cocc mel ni dërëm dara yàquwu ci ñi amul woon ndox sax ñu ngi am ndox ñi amul woon ay borne sax ñu ngi leen di xëccal kon alhamdulilahi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ñun jigéen ñi nag nañu waajal ni heure bii daaw lañu toogoon fukki fan ak ñaar amuñu ndox ku ci ay doo am loo sangoo ku ci sa doom feebar doo am loo koy sange tabaski gi doo am loo raxasay ndawal gi kon nañ ko waajal comme moom nee na jour tabaski ñun waa Mboro jigéen ñi laa wax de yéen laay ñaax fulla ji ñëw yéen a cee ëppale te ku falu yéen a ko fal yéen jigéen ñi kon bu leen kenn jiitu na ñëpp fagaru sol leen seen i kilot taxaw di xaar ci bis bi wasalaam. asalaamaaleykum waa Mboro maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak di leen ñaanal jàmm ak salaam di am contentement trop si jotaay bi ak équipe de pilotage bi nu muy liggéeyee wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na xel dal na macha allah kon am nañu ndam si kaw ñi maire bi fi nekkoon bi fi président bi ñëwee mu ngi doon wax Mboro walwal ndek ñun ñooy Mboro walwal Mboro walwal c'est nous waaw ñun ñooy Mboro walwal kon wax dëgg yàlla ñoo ngi gërëm ñëpp di woowaa Mboro si xeex bi pour man xeex bi day soog a door waaw xeex bi man tant que amuñu ay yeneen forage yoo xamante ne yeneen forage pour man liggéey bi des na kon nan bokk ndey bokk bàyyi fay facture yi ba ñu bañ a xajal kenn jóge fële ñëw di ñu xaar ñaar parce que ñun benn bopp la kenn mënu ñoo xaar ñaar maa ngi leen di gërëm di leen ziar di leen ziar bu wér